Salut, c'est Djibril Dème, journaliste à la Phare FM. J'écoute la radio Sen Vision Média avec le talentueux journaliste sportif Ousseynou Diallo dans l'émission Vision Sport. asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk auditeurs yi dellu si waat nañu tey dimanche 19 juillet 2020 ci seen rajo bi di Sen Vision Média. comme ni ngeen ko xamee dimanche bu jot 16h jàpp 17h Sen Vision Média moo leen di proposer émission bi di Vision Sport maanaam tënkal leen lépp lu jëm ci xibaaru tàggat yaram ngeen ciy àndal ci micro bi Ousseynou Diallo mu ànd ak ci ay experts yu mel ni Elimane Ladiane ci Maroc ak Dominique Diatta ci technique bi ñu ciy àndal saa su nekk kii di Hamidou Pouy. mbokk auditeurs yi mbokk internet yi comme ni ma leen ko waxee sànq rek seen émission bi di Vision Sport dellu si waat na tey dimanche 19 juillet tey nag bëgg nañu waxtaan ak yéen lu jëm ci wàllu date FIFA bi nga xam ne jàpp na ko lu mu soxal coupe du monde 2022 bi war a am ci Qatar xam ngeen ne FIFA léegi fësal na date bi muy 21 novembre jàpp 18 décembre suñu noppee ci loolu tamit lañu wax ci championnat bii di championnat espagnol ak Real mi nga xam ne daanaka jël na raw gàdd gi ci kaw Barcelone mi nga xam ne Osasuna moo ko dóor suñu noppee ci loolu nañ leen jox résultat championnat espagnol yëpp ak championnat Angleterre ñu war a mujjee tamit ci championnat Italie dinañu waxtaan tamit lu jëm ci wàllu rumeur mercato yi rawatina nag su doomu Sénégal yi ak seen performance xam ngeen ne tamit am na ay quelques clubs yi nga xam ne ñoom jël nañu ay décision di dàq seen i coach lu ci mel ni Monaco ak Watford loolu tamit dinañ ci waxtaan dinañ ko tëjee tamit wàllu làmb nga xam ne tamit combat bi nga xam ne Pape Thialas taxawal na ko ci diggante ak Tapha Tine ak kii di Boy Niang du ñu fàtte tamit waxtaan ak yéen tuuti luy aju ci wàllu Jeux olympiques de la jeunesse bi nga xam ne Dakar moo ko waroon dalal en 2022 moom tamit daanaka boo xoolee toxal nañ ko ba 2026 nes tuuti ñu yaatal ko ak sunu expert di Dominique Diatta ci France ak Elimane Ladiane. Singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day, we all say when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like. mbokk yi comme ni ñu leen ko waxee tey dinañu waxtaan ak FIFA nga xam ne décision bi nga xam ne jël na ko mu soxal wàllu coupe du monde 2022 ci Qatar kon bokk date bi feeñ na jàpp nañ ko léegi xam naa dina neex trop ci ñi nga xam ne ñooy amateur football yi léegi date bi daanaka muy 21 novembre jàpp 18 décembre. kon ñoom daal ni ñu ko fësalee génne nañ tax sa boo leen xoolee seen calendrier ndax boo xoolee ci premier tour daanaka léegi sa bés bu jot dinañ am ñeenti match premier tour yi nag ñoo ngi ko nar a door 21 novembre ba 2 décembre maanaam match bu njëkk bi dina am à partir de 11h après 14h 17h ak 20h heure yooyu daal nañ jàppagum maanaam bu ñu eggee nag ba ci huitième de finale yi foofu nag ñaari match mooy am maanaam à partir de 16h beneen match bi war a am à partir de 18h li nga xam ne moo soxal wàllu quart de finale yi moom tamit ñaari match lay doon bés bu nekk 16h 18h soppeekul moom ak huitième de finale bi presque ñoo yem waaye quart de finale yi moom dina door diggante 3 décembre ak 6 décembre lu jëm ci wàllu demi-finale yi moom boo xoolee. ñaari bés lay doon kon bés bu nekk benn match mooy am à partir de 20h demi-finale yi nag dinañ ko door à partir de 9 décembre jàpp 10 décembre si ñaari fan yooyu lay am finale bi nag incha allah rabbi ñoo ngi ñaanal sax suñu équipe bi di Sénégal joué ko moom moo ngi war a doon le 18 décembre à partir de 16h ci stade bi nga xam ne moo tudd Lusail. kon allo Dominique wala Elimane noo leen jàngatee Dominique foog naa moo njëkk a dugg Dominique noo jàngee date bi nga xam ne FIFA jàpp na ko. waaw di wax asalaamaaleykum ñëpp di nuyu ñëpp ñu ñuy déglu mbokku internet yi di nuyu aussi Elimane Ladiane ñu fi nekk ñu àndal aussi ki nga xam ne mooy Ousseynou mi dirige émission bi di nuyu waale aussi suñu technicien muy Hamidou Pouy. Hamidou Pouy grand technicien. waaw di wax ni li nga xam ne mooy calendrier coupe du monde bi surtout bu ñu xoolee bu baax a baax ci été bi la daan am
dëgg la à partir entre juin juillet yooyu doon surtout juillet. waaw ay juin juillet la daan am. léegi 2022 ñu changé ko yóbbu ko. à partir novembre jàpp décembre. maanaam ci automne bi lañ ko yóbbu. ndaxte yaakaar nañu ne climat bi bu boobaa dana tane ca Qatar. man jàpp naa ne lu rafet la. dina doon gën a rafet bokk ci bu ñu xooloon ci ñëpp seen intérêt. waaye jàpp naa ni wax dëgg yàlla li nga xam ne moo tax ñu yóbbu coupe du monde bi novembre boo xoolee intérêt ñi nga xam ne ñoo dëkk ci zone yi nga xam ne dañoo sedd comme Europe ak Amérique bi. dëgg la. boo xoolee bu baax a baax loolu moo waral ñu gën ko yóbbu novembre ndaxte jàpp nañ ne buñ ko yóbboo décembre buñ ko bàyyee fi nga xam ne foofu la nekkoon ci été bi Qatar dafay tàng lool te boo xoolee ci ñoom ñu ci bari duñ ko mën a àttan certes nag mën nañu wax ne africains yi seeni joueurs yu bari kii la ñuy footballé. en Europe. ñu nar a dem coupe du monde ñu bari en Europe la ñuy football. waaye bu ñu xoolee léegi dañuy yóbbu sax CAN bi ci ay période ci moment période boo xam ne dafay tàng ci Afrique kon yaakaar naa ne même si dañuy football Europe waaye xam nañu ne am nañu capacité wu adapté wu ak climat bu tàng boobu noonu donc européens yi ñoom ñi nga xam ne amuñu capacité boobu noonu ñoom ñu tànnal leen date bi nga xam ne moom dina gën a baax ci ñoom man de loolu rek moo ma ci naqari mais à part ça moom waa leneen li ci des yëpp c'est bien programme bi nice na bu baax a baax. léegi te ñuy ñaanal bu baax a baax suñu équipe nationale mu qualifié. incha allah ba sori si coupe du monde boobu incha allah ak Aliou Cissé. waaw jërëjëf Dominique balaa ñoo dellu si waat tuuti na amaan nañ beneen laaj bi ñu la dencal aju ba tey ci wàllu coupe du monde boobu ñu jàll tuuti dugal ki nga xam ne mooy Elimane moom tamit mu wax mu jàngatee date bu bees bi nga xam ne FIFA jàpp na ko mu soxal coupe du monde Qatar 2022 Elimane. waaw salaamaaleykum mbokki seen internet ak auditeur Vision Média maa ngi leen di nuyu Ousseynou mi nga xam ne mooy émission ci studio bi ak Dominique nekk Marseille en France di nuyu suñu technicien bi nga xam ne moo di Amit yi donc ñu ngi leen di gërëm di bëggee di defal suñu ñi nga xam ne ñu topp ci internet bi duñu taayee suñu auditeur suñu internet yi yéen jaafal di wax lu man li ma ci wax yaakaar ne Qatar moom bañ ko kiit ba léegi ca élection yi attribué ba léegi man daanaka daal ay coow ki changement yu bëree bëri da cee am donc comme mais que ñoom donc li nga xam ne gën a avantage les Européens par rapport ak les autres parce que jàpp nañ ne tàngaay bi mën na leen a sonal boo xam ne nii day métti ci ñoom waaye man li nga xam ne moom laa ciy wax mooy li ma ci mën a déplorer mooy wax dëgg yàlla am joueur bi aussi leen a may temps boo xam ni aussi war nañ ko mën a am pour mën a noppalu ndax diggante boobu day fekk ñu nekk ci championnat suñ jógee waatee championnat dañuy continuer waat championnat bi bu njëkk dañ ko doon au mois de juin fekk championnat yi jeex coupe yi jeex buñ ko mu jeex nopp soog a ñëwaat reprendre seen championnat yi donc continuer ndax soo gisee ci coupe d'Afrique bi comme mois de juin loolu la yenn club yi wax wala yenn dirigeants yi ne dañ koy toxal foofu parce que joueurs yi moment boobu donc dañuy pénaliser club te aussi day métti ñoom donc ni mu appelé ci coupe d'Afrique bi noonu lañ ko waroon a continuer def ko ci li nga xam ne mooy coupe du monde 2022 bi mais nag waruñoo woon a mën a changer date parce que ñoom jàpp nañ ne climat bi ci ñoom la gën a intéressé mais war nañoo xalaat ne joueurs yi nga xam ne dañ koy jouer ji loolu day nekk ci moment boo xam ne dañuy saturé wu parce que boobu dañuy nekk ci championnat donc di ci jouer boobaa waat continuer waat ak Ligue des champions yi ak yeneen yi ne FIFA mi ngi ko bëgg a proposer pour maanaam Ligue des champions ñu koy football les week-ends donc aussi muy doon loo xam ne ni aussi war nañoo xalaat ne joueurs yi ay nit lañ te dañu war nañu am ay temps de récupération boo xam ne ni dana leen permettre ñu mën a joxe li nga xam ne moom la leen seen équipe di laaj moom la leen seen coach di laaj mais am na ci équipe yoo xam ne xëy na buñ ca àggee dina métti ci ñoom lool ndax seeni joueurs mën nañoo sonn goo xam ne la ñu soxla dañ ko mën a defal seen nation te bu boobaa donc dana jëlee ay coow ak yu xamul. jërëjëf daal wax dëgg yàlla am. waaw Elimane jërëjëf xalaat bi rafet na daanaka laaj bi nga xam ne waroon nañ la ko laaj sax daanaka tontu nga ci mu jëmoon tuuti ci wàllu durée bi nga xam ne mooy novembre décembre xamoon na ñun ñëpp période boobu daan na fekk
trêve la doon mais bi yoon ñu jàpp ci coupe du monde presque leeral nga wax nga maanaam impact bi mu war a mën a amee bu mu war a mën a jural joueurs yi. léegi Dominique comme ni ko Elimane jàngatee sànq rek maanaam ci date bi bees bi lan la war a mën a jural joueurs yi nga xam ne tàmmoon nañu di noppaliku ci waxtu boobu noonu. ci jamono jooju yaakaaruma ne joueurs yi tàmmoon nañ di noppalu joueurs yi boo xoolee temps yii dafa doon fekk championnat yi di daw buy am impact moom gëm naa ne ci championnat yi lay gën a am impact ndax dina tax ñu gëm naa ne dina tax ñu changer seeni emploi du temps. seeni calendrier dinañ ko changer ndaxte jamono yooyu daan na fekk championnat bi di daw mu ngi gëm naa ne ñu ci baari ci ñoom day fekk sañu toll ay 10e jëm kaw ci ay journée. tout à fait Dominique noonu la c'est vrai. donc bu boobaa gëm naa ne dañ ko nar a changer te xawma sax nan lañ koy defee xam naa peut-être ci 2021 bi la ñuy jéem a xool nan lañ koy changer ngir mu mën a adapté wu ak 2022 mën na am seen championnat yi ñu jeexal ko ay mois de. mën naam ñu commencé ko ay janvier 2021 sax duñ ko commencé janvier donc xawma sax ba léegi nii ñoom nan lañ ko war a mën a defee ngir mën a adapté wu bu baax a baax ak kii bi ndax ñoom août lañ daan commencé normalement mën na am nag ñu commencé ko ba si yàgg 1 mois avant compétition bi ñu dagg ko ñu dem defi coupe du monde. waaw loolu de laa yaakaar xanaa moo ci gën a probable. waaw mën na am xam naa balaa boobu FIFA ak UEFA nga xam ne presque comme ni ngeen ko waxee sànq jours yu bëri yi nga xam ne dinañ dem ci coupe du monde bi fa nañu jouer xam naa ñoom dinañu kon indi benn réaménagement ci seen calendrier. léegi loolu xalaat nag ci wàllu waxtu yi nga xam ne tànn nañ ko ngir jouer compétition bi maanaam 11h 14h 17h ak 20h ci premier tour bi na ngeen ko jàngatee Elimane. waaw non loolu xam naa ci climat bi aussi xam nga ñoo topp climat bi xam na ñoo xam ne ñoom dañ koy topp ci climat bi jàpp nañ ne heure boobu tàngaay bi dana fa xaw a wàññeeku heure bu nekk day am moment boo xam ne xaw a gën a mën a sedd xam ñu jëlee ko foofu ndax foog ñu def noonu boo xoolee parce que heure yooyu mooy heure yi moo bëccëgee ci Afrique temps bi moom la ko mën a seetaan ay 11h ci bëccëg xëy na dana doon ay 20h wala ay 15h wala genre donc ñu gën ko mu gën a adapté wu ak temps bi nga xam ne moom mooy nekk ci yeneen continent pour ñu mën a am ñu ko mën a seetaan ak ñoo xam ne nii ñoo koy mën a suivre ci télé bi donc temps boo xam ne nii loolu moo amoon ci Japon donc bi ñu organisé Japon gisee ay 6h du matin 11h du matin ay 14h yoo doon am ak 20h yooyu ñu match yooyu ñoo doon daw ko temps bi soriant xam que maanaam heure bi moo soriant lool ba naa ñu koy am par rapport ak heure yi nga xam ne yeneen continent yi. jërëjëf Elimane xalaat bi rafet na Dominique noo gisee waxtu yi nga xam ne FIFA génnee na ko jëmale ko ci premier tour bi maanaam 11h 14h 17h ak 20h. waaw ci heure yi de jàpp naa ne amul problème ndaxte boo xoolee même coupe du monde 2010 boo ci xoolee am na ci ay match yoo xam ne daan na daw heure yu mel noonu donc jàpp naa ne du doon amul impact bu bare par rapport ak joueurs yi wala ci ñi nga xam ne ñoo koy seetaan wala ñi nga xam ne tàmm nañ di ko seetaan ñoom dinañu ko ne di ko seetaane noonu ci heure yooyu noonu. jërëjëf Elimane Ladiane jërëjëf Dominique xanaa ñu déglu tuuti musique balaa ñoo jàll ci championnat espagnol ak équipe bi di Real nga xam ne daanaka sacré nañ ko champion espagnol 2019-2020. kon ni ñu leen ko waxee sànq tamit dinañ ñu jàll ci championnat espagnol daanaka équipe bi di Real Madrid doon équipe bu sunu consultant bi di Dominique Diatta xam ngeen ne équipe boobu mooy équipe am ak dellu si Zinedine Zidane mi nga xam ne ñëwaat na jox Real de Madrid maanaam 34e titre championnat espagnol bi muy doon loo xam ne gëjoon na fi ñaari at ci ginnaaw nga xam ne seen leader bi doon Cristiano Ronaldo jóge woon na ci équipe bi dem Juventus ñaari at ci ginnaaw yëpp Real mu ngi doon daw ci trophée bi ak dellu si Zinedine Zidane ren jël nañu championnat bi mu doon mbégte bépp supporteru Real doon tamit mbégte bépp nga xam ne yaa ngi doon suivre ki nga xam ne mooy
Zidane ñu ànd ak ceeg xanaa sunuy consultant ñu wax ci tuuti ni ñu jàngatee titre boobu nga xam ne Real jël na ko dolli ko ci gafagam Dominique. waaw yaakaar naa ni loolu moom comme ni nga ko waxee rek Real Madrid wala équipe bu mag la sama équipe la waaw mën nañu wax ni vraiment ren moom Zidane moo toujours Zinedine Zidane la ñuy gis ci championnat bi ndaxte fa mu jëlee équipe bi sax à chaque fois moom saa yu ñëw na fi ñaar yoon dafa njëkkoon a ñëw voilà jël li muy jël démissionné ñëwaat jamono ji nga xam ne ci la équipe bi nekkaatee ci jafe-jafe di wax ne moom it voilà ku ko xam-xam ne ku bëgg Real Madrid la fa la mën nañu wax ne joué na fa ay ati at ak aussi mu nekk fa adjoint wu ay entraîneurs yu bari voilà ba tey ji nga xam ne mujj naa doon entraîneur mën nañu wax ne def na fi lu am solo ndaxte équipe bi comme ni ma ko waxee daf ko fekkoon ci jafe-jafe yu métti daaw lañ ko joxoon mu fekk ko ci ay jafe-jafe yu métti mu fexe ba maintenir ngir qualifier Ligue des Champions def na ko après nag bi mu ñëwee ren li nekkoon objectif am mooy mu gagner championnat ndaxte moom ba mu fiy jógee at moom mu gagné ko woon avant at moom la ko gagné waaye ba mu ñëwaatee aussi mu xam ne loolu moo war a nekk objectif Real Madrid ndaxte ginnaaw ay championnat moom Real Madrid jël na Ligue des Champions yu bëree bëri donc moo taxoon moom bi mu ñëwee même joueurs yi la fa yoraat boo xoolee ñu bees ñi fa ñëw ñett lañ ñoo xam ne ñett ñu majeur ñoo xam ne ñoo fa ñëw mooy Eder Militao Hazard Luka Jovic ak Eden Hazard ñoo fa ñëw te boo xoolee ñi ñëw ñëpp amu ci kenn koo xam ne da ngay wax ne kii ku indispensable la ci équipe bi ndaxte boo xoolee ñoom ñëpp boo compté seeni temps de jeu bariwul ñeneen ñi nga xam ne ñoom la fa fekkoon bu yàgg te mu nekkoon fa ak ñoom ñooñu la utiliser waat ba mën a gagner tey championnat bi ñooñu ñoo fa nekkoon bi équipe bi di am jafe-jafe donc Zinedine Zidane bu ñëwaatee affaire bi soppeeku kon dañuy xam ne Zinedine Zidane moo fa def li nga xam ne moo tax équipe bi soppeeku ba war a mën a gagner tey championnat donc mention spéciale à lui et aussi ginnaaw aussi ba ñu nekkee woon ci ay jafe-jafe ci début championnat bi ba ci sax ay 27e journée ci championnat bi dañoo nekkoon ci ay jafe-jafe balaa ñuy nekk ci confinement bi. voilà dañoo nekkoon ci ay jafe-jafe ndaxte Real Madrid Barça moo leen rawee woon ñaari points waaye ba ñu dellu si waatee Real Madrid am na fi 10 victoires yoo xam ni balaa ñuy dugg ci affaire yi waa Real Madrid ñëpp dañoo jàppoon ne 11 match la ñu am 11 match yëpp dañ koy jouer ni ay final Zinedine Zidane da koy tàmm di wax Sergio Ramos mi nga xam ne aussi moom it kilifa la ci équipe bi da koy tàmm di wax donc dox na bu baax a baax ñëpp ñëwaat nañu ci niveau bu kawe joueur yëpp macha allah fekk aussi Barça aussi am jafe-jafe. Dominique mu gën ñoo may doole. Dominique oui. balaa ñoo jàll ci Elimane xanaa laaj bu ndaw rek jàppoo ne Barcelone moo gën a yombal équipe bi di Real championnat bi ren. rawatina bu ñu dellu si. waaw Barça de mën naa jàpp ne yombal na ko ndax moom moo jiitu woon te tey bu amoon 10 victoires comme ñun nu ñu amee 10 victoires Real Madrid kon day affaire bi dafay gën a continuer di. Barça moo doon jël championnat ci bésub tey jii peut-être bu dóoroon tey ji 11e matcham bii nii. voilà kon mën naa jàpp ne boo xoolee lu ci bëree bëri ci jafe-jafe Barça la ñu jaar ngir mën a jël championnat. ndaxte jamono ji nga xam ne ñoom moom ñu ngi ci jafe-jafe di am ay défaite ak i match nul ñun ñu ngi gagné voilà 10 match yoo xam ne 10 match lañ tegle di ko gagné donc mérite bi aussi voilà. comme ni ma ko waxee sànq ci joueurs yi la ak Zinedine Zidane ñoom ñoo def effort au moment où ñeneen ñi moom voilà ñu ngi nekk ci jafe-jafe ak seen entraîneur voilà coow li bari woon na seen biir ñoom ba pare voilà mënuñu woon a continuer di jouer comme ni gisee woon Barça ay jamono Barça mën nañu wax ne ñaar jàpp ñetti at a ngi nii Barça mu ngi wàññeeku ndànk ñu yaakaar ne ñun moom ay supporters Real Madrid ñu yaakaar ne incha allah peut-être yàlla da ko fay téye rek.
jërëjëf jërëjëf bi Dominique alors Dominique jërëjëf Dominique moom mooy consultant bi nga xam ne daanaka moom day wane féeteem nee na saa su wax da ngeen dégg ci ay waxam mu naan sunu équipe bi ñun. alors Elimane noo jàngatee Real ren nu mu jëlee championnat bi ak retouru Zinedine Zidane bi Elimane. waaw foofu man damay jaajëfal Zidane di des ci moom rek tuuti ndax su ngeen fàttalikoo Zidane donc boo xoolee équipe yi mu jaar yëpp bu ñu ci jamono ya muy joué donc da ko daan wane bu duggee ci terrain wane benn caractère ak benn fulla ak benn bëgg a gagné goo xam ne nii loolu la doon def ci bopp kon ba jamono yi it loolu lay def ci bopp joueurs yi nga xam ne ñoom la yilif donc benn des boo xoolee 1998 bi France di gagné coupe du monde bi da cee joué lu bare ba France gagné coupe du monde 98 ak coupe d'Afrique coupe d'Europe 2000 yooyu yëpp donc day doon loo xam ne boo ko xoolee donc da ci am participation bu mag a mag boo xam ne nii moom mooy permettre équipe am gagné. beneen bi ci des it aussi boo xoolee ay 2005 muy coupe du monde bi ñu waajal coupe du monde 2006 bi France bi ñu nekkee ci ay jafe-jafe te moom mu ne woon jël na retraite am bàyyi na équipe nationale gars yi convoqué waat ko fexe koo convoqué waat ba mu ñëw. bi mu ñëwee qualifié la woon coupe du monde. 2006 ñëw am qualifié la woon final malheureusement donc xëy na nag nit ku nekk aussi dafa am foo xam ne nii foofu la sa faiblesse di nekk ñu laal ko fa. mu laal ba noonu. donc mu doonoon lu métti aussi mu doonoon lu métti France ba tax France ñëwul woon coupe du monde 2006 boobu. waaye mérité woon na pour gagner. donc soo xoolee Elimane. waaw sama technicien moo ngi wax ne maanaam mu ne nga tudd lu xewoon maanaam mbëkk Zidane ba. waaw noonu ndax maanaam loolu kii da koo xas Materazzi da koo xas saaga ko ci la ko mbëkk xam nga nit ku nekk donc ci xas yeeg saaga yi donc moo tax mu mbëkk ko ci lañ ko joxe woon carton rouge loolee noonu quoi donc ma àggale ci côté boobu di xool ne aussi bi mu ñëwaatee Real bi mu fay ñëw ci ay jafe-jafe la nekkoon jafe-jafe yooyu bu mu ñëwee mu fexe ba gagné fa championnat gagné fa Ligue des champions encore année bi passé mu nekkat ci jafe-jafe ñu ñëw joxaat ko mu redressé waat kuy Real kon donc je crois que ne doon na koo xam ne nii yaakaar naa ne fu mu dem wane fa touche am wane fa ne lii la ñuy def pour gagner donc muy koo xam ne dañ koy féliciter te mérité na tous les mérites yi nga xam ne war nañ koo defal nit ci àdduna moom mérité na ko donc di wax ne jaajëf daal di ko wax ne la mu waxoon xale mi ba mu ñëwee ay jàmbaar ngeen war ngeen a def effort pour que kii di Modric bi nga xam ne ñëw na fi doon grand joueur war a gagner warta woon a yem ci benn championnat kon def leen tout pour que ngeen mën a gagner championnat ndax Ligue des champions moo gën a yomb a gagner kon donc championnat donc la mu waxoon gars yi wax dëgg yàlla matérialiser nañ ko moom ak ay joueur am. jërëjëf Elimane jërëjëf Dominique Diatta bu ñu tënkee kon jàngat bi nga xam ne suñuy consultant jàngat nañ ko Real Madrid mi nga xam ne doon na champion 2019-2020 ñoom daal dañoo gën a jox ndam li kii nga xam ne mooy Zinedine Zidane ak delluseem kon balaa ñoo jàllaat fereen ñu jox leen tuuti résultat yi nga xam ne tëkkoon jàpp nañ ko ci journée bi passé mu soxal championnat espagnol bi ñu jox leen ko. Vous écoutez Senvision Média au Sénégal et partout dans le monde. kon ginnaaw waxoon nañ ko sànq Real de Madrid moom ñëpp xam nañu moom dafa dalal kii nga xam ne équipe bi nga xam ne moom mooy maanaam Atlético Bilbao moom ak Leganés dañoo def Leganés moo ko fekk ci dóor ko 2-0 Barcelone moom Osasuna da koo fekk dóor ko ñaari bal ci benn Valencia moom Espagnol de Barcelone la dóor benn bal ci dara Betis Séville moom Alaves moo ko fekki dóor ko ñaari bal ci benn Celta Vigo moom Levante moo ko fekki dóor ko ñetti bal ci ñaar sànq ni ñu leen ko waxee sànq Real de Madrid kon moom dafa dalal équipe bi di Villarreal dóor ko ñaari bal ci benn Getafe moom dafa dalal Atlético Madrid waaye Atlético Madrid moo ko daan ñaari bal ci dara Mallorca moom tamit dafa dalal Granada dóor ko ñaari bal ci benn
nes tuuti ñu jàll ci championnat bi di championnat Angleterre ak sunu doom yi di Sadio Mané ak Ismaïla Sarr ñu déglu tuuti musique dellu si loolu. kon dañuy jàll directement ci championnat Angleterre ak résultat yi nga xam ne jotoon na fa am balaa boobu ñu jàngat jox tuuti sunu consultant yi di Dominique Diatta ak Elimane Ladiane ñu wax ñu nan lañuy jàngatee résultat yi nga xam ne jot na am foofu ci championnat Angleterre. Elimane waaw xam naa Elimane daa am tuuti jafe-jafe foofu noonu ci Maroc ñu jéem a xool kii di Dominique Diatta Dominique. waaw Dominique léegi ñu jàll tuuti ci championnat Angleterre bu nekkee am nga foofu résultat yi nga joxe ko ba tey boo ko yorul tam ñun ñu joxe ko fii nii ci plateau bi. mën nga joxe résultat yi. waaw kon foofu noonu ci Angleterre jàpp nañ ci résultat yi Chelsea moom dafa dalal équipe bi di Norwich City door ko benn bal ci dara. Burnley ak Wolves ñoom dañoo def match nul 1 but partout. Manchester City di équipe bi di équipe bu Guardiola moom dafa dalal Bournemouth daan ko ñaari bal ci benn. Newcastle moom dafa dalal Tottenham waaye Tottenham bu José Mourinho ma ko door ñetti bal ci benn. Arsenal ak équipe bu ñoom Lacazette ak Pierre Aubameyang ñoom dañoo dalal Liverpool door ko ñaari bal ci benn ñu fàttali ne Liverpool seen bi kii di doomu Sénégal bi di Sadio Mané moo ko dugal moo njëkk a dugal sax waaye waa Arsenal dañ koo fekk si xam naa ne ñàkkul ne ñoom bi ñu jëlee championnat bi ba tey dañoo seen doole daal dafa wàññeeku. Everton ak Aston Villa ñoom dañoo def match nul benn bal ku nekk am nga benn bal. Leicester moom mi nga xam ne ba tey moo ngi ci course bi ngir Ligue des Champions moom dafa dalal Sheffield dóor ko ñaari bal ci dara. Crystal Palace moom Manchester United moo ko fekk si daan ko ñaari bal ci dara. Manchester tamit mu ngi ci course pour Ligue des Champions moom ak Leicester fu mu nekk nii xëccoo bi métti na trop. Southampton ak Brighton ñoom dañoo def match nul tamit benn. West Ham moom dafa dalal Watford équipe bu Ismaïla Sarr daan ko ñetti bal ci benn ñu fàttali ne leen Watford ba tey mu ngi xëccoo ngir des ci championnat bi ndax ñoom ñoo ngi instant bi ñoom ñoo ngi 16e position ba tey comme ñoo ngi xëccoo. Dominique noo jàngatee foofu noonu performance su Arsenal mi nga xam ne dalal na Liverpool dóor ko. championnat Angleterre moom jamono jii nii voilà comme niñ ko waxee woon keroog. pour jël championnat moom amatul suspense jël nañ Liverpool jël na ko ba pare léegi li nga xam ne mooy ay Arsenal moom mën nañu wax ne match mi mujj yëpp mu ngi góorgóorlu di am ndam wala bu amul ndam it day match nul donc mu ngi góorgóorlu bu baax. Liverpool moom dafa amatul li nga xam ne moom lay jouer yaakaar naa ne moo tax effort bi nga xam ne moom lañu waroon di def même si seeni joueurs yi titulaire ñu daan titulaire avant ñuy jël championnat ñuy jouer ba léegi waaye bëgg-bëgg bi daal moo fi nekkatul donc amatuñ dara lu ñuy uti moo waral ñu gën a ku ñu dajal wala fulla gi nga xam ne moo ca war duñ ko ca def ba tax na jamono ji moom ñu ngi leen di dañuy am défaite wala match nul parfois ñu gagné. mi ngi noonu jamono ji moom dañoo jaxasoo lool. waaw Arsenal aussi di wax ne jamono ji dafa nekk en forme ndax ginnaaw bu mu dóoree Liverpool démb aussi door na Manchester City ci FA Cup donc 2-0 la ko dóor doublé Aubameyang moom léegi mooy dem final incha allah di fa xaar Chelsea ou Manchester United. jërëjëf Elimane ñu xool ndax jërëjëf Dominique Dimois ñu xool ndax Elimane moom dugg si na Elimane. yow noo jàngatee résultats yi foofu ci championnat Angleterre bi. waaw non c'est-à-dire fi mu toll nii championnat Angleterre moom li ñuy wax ne féete na boor li ci des instant bi ñu toll mooy xëccoo donc li européenne bi ci ñii di ci xëccoo des fi nga xam ne mooy ci championnat bi. donc ndax déjà championnat bi foofu Liverpool gagné na ko City moo jël 2e donc 3e bi mi ngi ci Chelsea ak Leicester City ak Manchester United di xëccoo 3e 4e place donc ñoom ci fa moment boobu la ñu toll moo tax championnat bi instant bi ñu toll match Chelsea ak Manchester ak match Leicester yi ñooy match yi nga xam ne ñooy gën a métti ndax ñoom ci nekk dana def tout pour mën a li nga xam ne moom mooy xëccu pour place européenne bi nga xam ne mooy Ligue des Champions pour déwén. donc ñi nga xam ne ñoo pas de table aussi ñoom ñuy xëccoo lu mel ne ñoom Watford ak ñu ni mel ñoom Everton ak ñu ni mel donc ñoom it dañuy deewoo pour mën a des ci li nga xam ne moom mooy Premier League bi. boo xoolee foofu aussi boo gisee ku mel ni Arsenal ak yu ni mel ñoom it dañuy xëccu pour maanaam dem li nga xam ne mooy Europa League
pour mën a au moins jouer Europe lu mel ni Arsenal ak ay Wolverhampton ak kii di Tottenham ñooñu ñëpp dañuy xëccu pour dem Europe donc moo tax match bi ci digg tableau bi fi mu toll nii fa la gën a méttee daal. donc beneen bi ci des mooy Arsenal comme ni ko waa ji waxee jamono ñu toll moom mi ngi ressaisir waat di góorgóorlu waaye nag day doon équipe boo xam ne nii mën na koo tegalee ñaari yoon mais yeneen ci des day ñëw passé à côté muy doon loo xam ne équipe boo xam ne kenn mënu koo natt daal jamono yi ñu nekk nii. Arsenal boo woon daal léegi doonatul ba nga xam ne ku ko daan dajeeg da nga ko daan ragal. jërëjëf Elimane Ladiane jërëjëf Dominique Diatta ci seen jàngat bi ngeen jàngat résultat bi di résultat championnat Angleterre ne surtout ñu jàll ci résultat championnat Italie. kon ci championnat Italie nañuy jàll foofu ak résultat yi nga xam ne jotoon nañ ko ci semaine bi passé foofu ñu jàpp ne kii di Milan AC moom dafa dalal Parme daan ko 3-1. Bologne moom dafa dalal Napoli bu Kalidou Koulibaly ñu def 1-1. Sampdoria moom dafa dalal Cagliari do wulli ko 2-0. AS Roma moom dafa dalal kii di Verona dóor ko 2-1. Lecce Fiorentina moo ko fekki dóor ko 2-1. Juventus ak Sassuolo moom foofu dañoo def 2 ku nekk am nga 2. Udinese ak Lazio foofu moom tamit dañoo def 0-0 foofu mag xëccoo bi ba tey Juventus dëgg la moo jiitu waaye ba tey doonagul champion d'Italie xanaa ñu jox suñuy expert ñoom tamit ñu def tuuti seen jàngat ci résultat yooyu ak xëccoo raw gàddu gi foofu noonu Dominique. waaw mën nañu wax ne ci wàllum xëccoo raw gàddu gi championnat Italie moom jamono jii nii mën nañoo dundee yaakaar ni Juventus ba léegi mënuñoo wax ne dina gagné championnat bi comme ni mu ko daan defee yeneen année yi ndaxte léegi mu ngi gën a métti moom ci côté am défense am baaxatul moom day encaissé ay buts yu bari dañuy dugal nag waaye dañuy encaissé mën nañu wax ne ay match yu ngi nii gagné wuñu ay match 3 xaw ma 4 match yoo xam ne mënuñu fexe ba am ndam ñi nga xam ne ñoo topp seen ginnaaw ku ci mel ni Atlanta ak Inter ñoom ñu ngi góorgóorlu. Lazio de Rome moo ci xaw a am jafe-jafe. ba jamono jii ni mu ngi ci 4e place bi. moom moo ci xaw a am jafe-jafe ci pour gagner waaye Inter semaine bi dafa gagner Lazio nu mu tudd sax. waaw Atlanta moom it. waaw moom semaine bi dafa. daa wulli juróom benn bal ci benn. moom ñooñu ñu ngi góorgóorlu bu baax di gën di jege si kii Juventus. waaye ñu nekk aussi ci ginnaaw ñi nga xam ne ñoom Europa League la ñuy ut ngir qualifier ko ñu ci mel ni. maanaam ñu ci mel ni Juventus ñu ci mel ni Milan AC. ak Napoli Roma ak Napoli. ñoom it ñu ngi ci bu baax a baax waaye kii moo ci gën a nekk gum en forme jamono jii nii muy Milan AC ndax ba mu dóoree Parme 3-1 boobu ba pare démb sax dafa dóoraat 5-1. ba léegi ñu mën a wax ni Zlatan aussi mi ngi fa di gën a di nekk en forme. mënuñu wax ne mu ngi ci la mu nekkoon ay jamono waaye ba léegi mën nañoo jàpp ne Zlatan daal mi ngi fii. saa yu match bi méttee mën naa décanter situation. ci côté Atlanta moom it démb dafa match nul. muy loo xam ne aussi mën nañu jàpp ne Milan Juventus moom ak Lazio ñuy football lundi incha allah. bu Milan bu Juventus dooree da koy gën a rawee ay points championnat bi di ko gën di sori. waaye championnat bu neex la atum ren wax dëgg yàlla. te di wax ne Cristiano Ronaldo aussi mi ngi ci xëccoo meilleur buteur bi moom mi ngi am 28 buts. Ciro Immobile mu ngi am 29 buts moom it donc benn but la ko rawee. ñuy wax ne moom ñëpp xam nañu ne à chaque fois bu nekkee ci terrain moom lu muy xalaat rek mooy dugal but. lu muy xalaat mooy dugal but ngir ballon d'or bii di ñëw incha allah mu mën koo xëccoo surtout ak aussi soulier d'or bi nga xam ne jamono jii nii Robert Lewandowski moo gën a jekku ngir jël ko moom mi am 34 buts. lii daal laa xalaat ci championnat boobu. jërëjëf Dominique Diatta ñu jéem a jàll ci kii di Elimane Ladiane moom tamit mu def jàngatam tuuti ci championnat bi di Serie A italien bi Elimane.
waaw Seynou foofu moom comme ni ko Dominique waxee rek ren jii moom donc ki ñuy wax Juventus am na wujju woo xam ne nii daal moom nga xam ne ren moom am na ay wujju yoo xam ne ni sonal nañ ko lool par rapport ak yeneen année yi nga xam ne da ko doon jël bi donc comme ni ko Dominique waxee donc tax même AS Rome ak Inter ñooy daje tey donc ci kanam tuuti donc 20h45 ci la ñu war a daje donc muy match yoo xam ne nii muy ñaari match yu am trop ñi nga xam ne ñooy xëccoo titre bi ndax kii tey lay football ki ci di football suba donc ku ci def faux pas sa morom da lay gën a jege wala mu gën laa sori donc Inter bu defee faux pas day gën a sori Juventus bu Juventus ñëwee gagné bu Inter gagné Juventus ñëw def faux pas Inter da koy gën a jege donc muy doon yokk ay match coupe lay doon ñoom ñaari équipe yi ndax ku nekk fi mu toll nii bëgg na gën a jege moromam ba kii bi ndax des na 4 journées muy 12 points te ñoom seen dig 12 kon donc je crois que ne doon na lu am solo di waxaale aussi lu neex sénégalais yi donc ne ci match amical nga xam ne Marseille mi ngi koy am ak Glasgow donc kii di Pape Gueye dugal na donc ubbi donc mooy seen nouvelle recrue bi nga xam ne am nañ ko Pape Gueye défenseur central sénégalais bi donc dugal match amical boobu noonu Iliman oui laaj bu ndaw ndax da nga tijji foofu benn parenthèse bu ndaw Pape Gueye boobu ñoo ngi laam-laamee ndax dina football Sénégal am déet yow noo gisee loolu waaw non Pape Gueye yaakaar naa suma juumul am na match yoo xam ne nii convoqué nañ ko fi waaw yaakaar naa am na match yoo xam ne nii dama ci gës kiiwul mais suma juumul bi ñuy waajal Coupe d'Afrique bi donc amoon na match yoo xam ne nii convoqué woon nañ ko ba woon ci banc bi mais je ne pense pas que ne jot na jouer mais yaakaar naa daal xëy na émission bii di waat danañ ci gën a gëstuwaat xool ba xam donc naka la kii mais daal su lool daal moo fi jiitoo ñoom Pa Abdou Cissé avant ñoom fekk na moom ñu convoqué woon donc ci match amicaux yi nga Sénégal doon na ko daal am na yoo xam ne su ma jug bokkoon na ci liste ko mu ngi nekkoon côté Grèce xam Autriche côté yooyu la nekkoon waaw wax mbokk auditeurs yi nag bu ñu connect internet yi su ma déggaatul rek ñu xam ne jafe-jafe téléphone la pour que bañ a appelé émission bi ndax sans téléphone fi doon mel ni fi ma nekk nii wàcc na donc te ñu ngi noonu daal amul charge Liman sama technicien nag moo ngi may xamal ne tey dina la jox kon carton rouge ndax yow da nga am solo ci émission bi ndax yéen ay consultants yi nga xam ne émission bi mënut a dem sans yéen nes tuuti ñu jàll ci waaw kon nes tuuti rek ñu jàll ci championnat bi di Bundesliga allemande Dominique waaw di fàttali ne championnat boobu jeex na il y a 2 à 3 semaines de cela donc mën nañu wax ne foofu moom ñi nga xam ne ñoo qualifié Ligue des champions leer na mooy Bayern mi nga xam ne moo jël championnat bi Dortmund mi ci topp mi jël 2e Leipzig mi jël 3e ak Mönchengladbach mi jël 4e ñoo qualifié Ligue des champions Bayer Leverkusen mi nga xam ne moom tàmmoon na di ñëw Ligue des champions cette fois-ci ñëwul année bi passé rek moom ak Atlético Madrid ak Juventus ñoo bokkoon poule donc ba jamono jii nii duñ ko gisaat Ligue des champions Europa League lay jëm muy loo xam ne voilà mën nañu wax ne ñoom it seen yenn équipe yi ñu ngi gën di góorgóorlu ndax Leipzig tàmmuloon di ñëw Ligue des champions moom it ba mu juddoo sax yaakul noonu waaye léegi moom mu ngi gën di constant daaw ñëw jamono jii nii mi ngi ci Ligue des champions bi war a dajeek Atlético Madrid ba aussi Mönchengladbach bi nga xam ne moom parfois mu daan ñëw parfois du ñëw waaye ren moom voilà dafa góorgóorlu bu baax a baax ak ñaari joueur am yi nga xam ne ay français lañ ku ci mel ni Alassane Plea ak beneen joueur bi fàtte naa turam voilà ñoom ñooñu ñu ngi gën di def ay performance yaakaar naa ne incha allah dinañ leen fa mën a téye ba incha allah déwén bu ñëwee Ligue des champions war fa mën a góorgóorlu. jërëjëf Dominique Diatta ci leeral yi foofu nag kon nu ko Dominique waxee foofu championnat bi daanaka dakkaloon nañ ko Bayern Dominique moo jël championnat bi foofu noonu kon kii di Bayern Dominique ak Dortmund ñu toftal ci Leipzig ñoom ñoo war a teewal équipe bi ñoo war a teewal Allemagne ci Ligue des champions bi gis ngeen jàngat bi ci
sunu consultant bi di Dominique Diatta def kon ñu xool tuuti Elimane Diatta moom Elimane Ladiane moom dafa mel ni de daanaka nu mu ko waxee woon sànq. dem na waaw problème bi moo xaw a am tuuti jafe-jafe comme Dominique nes tuuti xanaa ñu jàll rek ci transfert beeg ak rumeur yi. kon mbokk auditeurs yi balaa ñoo jàll tuuti ci rumeur mercato yi ak kii di sunu consultant Dominique Diatta ñu jox leen tuuti quelques résultats yi nga xam ne jot nañ ko am tey ci journée tey bi lu ci mel ni Barcelone mi nga xam ne dem na fekk ci Alaves daan ko juróomi bal ci dara match bi daanaka jeex na léegi foofu ñu fàttali ne Ansu Fati dugal na Lionel Messi moom tam dugal na ñaari yoon Suarez tamit moom dugal na ak di défenseur bi di Semedo kon Barcelone dafa mel ni dëgg la jëluñu championnat bi waaye ñoo ngi fippu Villarreal fu mu nekk nii moom ak ay baar match daa ngi daw waaye kenn dugalagul diggante Real Valladolid ak Real Betis tamit foofu match baa ngi daw 0-0 la xanaa ñu jéem a xool Dominique. waaw Dominique lan nga jot a far foofu tuuti li jëm ci wàllu transfert wala quelques rumeurs rek. waaw di wax ni ci wàllum transfert moom jamono jii nii mercato Europe bi ubbeegul waaye am na ci France. France moom ubbi woon na mercato ba tëjaat ko. mercato boo xam ne club français yi ñoo am droit jënd club français yi ñooy jënd joueur ñooy jaayante seen biir ñooy jaayante seen biir. daanaka daal kon dafa day dox ci diggante club français yi rek lay doon quoi. waaw. waaye tëjaat nañu ko di xaar mercato Europe bi bu ubbi waatee ñu mën cee kii di wax ne mercato boobu incha allah. mu ngi jeex le 6 octobre ren le 6 octobre la war a jeex certes waxaguñu date d'ouverture bi waaye date de fermeture bi normalement le 6 octobre lay doon. wala le 5 octobre ci 0 heure quoi. waaw d'accord. waaw waaye ci jamono jii nii ci li nga xam ne doon na am ci ay transfert mën nañu wax ne Pape Gueye mi nga xam ne c'est un sénégalais. franco-sénégalais la. jóge Le Havre léegi mu ngi Marseille. milieu terrain la. foofu la nekk. amagul jouégul benn équipe nationale. donc mën nañoo yaakaar ne bés dana ñëw mu football équipe nationale bu Sénégal. et ñu koy ñaanal performance bu baax a baax. di wax aussi Amine Wiri benn jeune joueur la bu Lyon. moom it Lyon da ko transféré Nice puisque amuloon temps de jeu Lyon. mu préféré dem foofu noonu pour footballi fa. di wax ne aussi Lautaro Martinez ba léegi Barça mu ngi ko soxla ngir ñu mën a assurer relève Luis Suarez ku koy remplacer incha allah ndaxte jëm na mag 33 ans la am. donc mën nañu wax ni mi ngi jëm mag. loolu waral Barça bëgg jël Lautaro Martinez moom mi nga xam ne 22 ans la am attaquant la boo xam ne moom it dugal da koy def. te aussi day participer aussi ci biir jeu. Dominique waaw ñu bàyyi la nga doxal tuuti waaw bismillah. waaw ci aussi joueurs sénégalais yi. mën nañu wax ne ñu ngi dégg Mbaye Niang moom mi ngi bëgg football Marseille. Marseille bëgg na ko waaye moom it bëgg na Marseille. donc waaye ba léegi transfert boobu amagul président wu Rennes mi ngi wax ne ba léegi moom Marseille contacté gu ko ngir ñu waxtaan ci kooku noonu. xam nañ ne moom 25 millions la ko waa Rennes bëgg a jaayee te Marseille voilà jamono jii nii doole ji àggu foofu. waaw ci mercato daal lii daal laa ci jotaguma jàpp
am na yu bare mais puisque temps bi moom barewul noonu. ñu gàttal ko. Dominique xanaa laaj bu ndaw rek mu soxal kii di doomu Sénégal bi di Kalidou Koulibaly moom boo xoolee foofu rumeur yi bëri na trop waaye bu ñu si mujjee jot mooy Manchester City bi nga xam ne daanaka def na beneen proposition maanaam 83 millions d'euros pour am doomu Sénégalais bi yow noo jàngate bu demee foofu dina doon lu gën ci moom wala déet. waaw yaakaar naa ni bu demee Manchester City gëm naa ne dina fa am club bu mu dem en général benn joueur dina fa nekk wala am fa ay jafe-jafe ak ñooñu noonu. di wax ni moom Kalidou Koulibaly bu dee bëgg na gagner ay titres mu fubali ay club yu mel ni ay Manchester City wala ay Manchester United sax. voilà muy gën ci moom que Napoli ndax Napoli moom voilà. jamono jii nii mën nañu wax ne ñu ngi ci ay jafe-jafe ndaxte du équipe boo xam ne day gagné ay titres yu bari yu ci mel ni surtout titres yu mag yi certes ren ji gagné na coupe d'Italie waaye du gagné titres yu mag a mag wi donc moom bu bëggee gagné ay titres yu mag te aussi di bëgg di football ay Ligue des Champions yaakaar naa ne mu dem équipe yu mel ni ay Manchester City moo gën ci moom. waaw sauf que waa clubam nanguwuñ ko bàyyi ci benn somme bu ndaw bi. ñoom dañoo jàpp ne ay 80 millions d'euros dafa ndaw ci Kalidou Koulibaly tey jàpp naa ne dëgg la. ndaxte bu ñu demee ba Harry Maguire di jar 90 millions d'euros kon kii war naa mën a jar lu ëpp loolu. moo tax waa club moom ñoom ci 100 millions d'euros la ñu teg affaire bi nekk joxe 100 millions d'euros am. laaj bu ndaw rek mooy jëm ci doomu Sénégal bi ba tey di Ismaïla Sarr ñoo ngi dégg ne équipe bi di Liverpool tamit moo ngi ci dox ay tànk ngir recruter saison bi di ñëw yow noo jàngatee loolu est-ce que teelul pour moom mu dem Liverpool wala lu baax la ci moom. ndax teelul ci moom pour mu dem Liverpool du ma wax ne teel na ndaxte jamono jii nii war na am 20 ans jàpp 21 ans donc du lu teel ci moom. waaye gëm naa ne mu dem club boo xam ni saturé wul comme ni Liverpool saturé. moo gën ci moom. waaw ndaxte jàpp naa ne bu demee am na yenn club yoo xam ne bu fa demee. dina fa mën a jouer normalement. te gis nañu ay attaquants yoo xam ne voilà ay 20 ans la ñuy am 21 ans di football ay club yu mag donc loolu noonu mënuñoo wax teel ci moom. léegi li nga xam ne moo ko war mooy mu tànn club bi nga xam ne moo gën te jàpp naa ne Liverpool du lu gën ci moom ndaxte bu fa demee moom. faaw mu nangoo toog ban comme ni ko ñenn ñi nangoo. waaw te gëm naa ne loolu moom du lu koy arranger torop donc mu dem yeneen club comme ni mu defoon bi ko Barça soxlaa mu ne demul Barça choisir ren loolu moo gën ci moom. waaw waaye Watford bi aussi nekkul club boo xam ne fa la war a football ku mënoon football ay club yu mel ne ay Everton voilà club yooyu aussi c'est bien. waaw ñuy fàttali tuuti Dominique ne seen entraîneur bi sax moom entraîneur Watford moom dàq nañ ko sànq rek ci suba si moom nekkatul daanaka ci boppu équipe bi di Watford xam naa nag loolu est-ce que du indil tuuti jafe-jafe ci plan équipe bi ak ngir ñu bañ a bàyyi seen joueurs yi sax. waaw entraîneur bii de mën nañ jàpp ne ci kii nii ñoom voilà duñu dàq ci entraîneur bu ngi bëgg a bari. vraiment affaire bi ñu yaakaar ne ñu yaakaar ne du impacté bu baax a baax ci Ismaïla Sarr ndax entraîneur bi fa nekkoon ni ba ñu jëlee ko fa moom da ko doon football loolu bari. surtout bi mu jógee ci gaañoom bi voilà fexewaat na ba mu nekkaat en confiance di jouer normal. donc yaakaar naa ni dina doon jafe-jafe ci Watford jamono ji ni championnat bi di waaj a jeex nga war a jouer pour maintenir ñu ngi dàq entraîneur donc loolu noonu moom jàpp naa ne jamono ji ñu ko dàqee moom mënoon nañoo xaar rek ba affaire yi jàll ñu doog koo dàq. jërëjëf Dominique Diatta ci leeral yi nga xam ne indi nga ko tuuti ci rumeur yi nga xam ne jot nañ ko am mu jëm ci wàllu doomu Sénégal ak mercato bi nga xam ne daanaka tijjeegul comme ni nga ko waxee sànq ci say leeral waaye ba tey ñoo ngi am ay rumeur lu ci jëm Kalidou Koulibaly ak Ismaïla Sarr gis ngeen jàngat bi ci Dominique Diatta def. balaa ñoo jàll ci Jeux olympiques de la jeunesse yi nga xam ne Sénégal moo ko waroon dalal ci 2022 waaye ñu jël benn dogal dàq ko ba 2026 ñu déglu tuuti musique après ñu ñëw foofu tuuti yaatal ci.
Dominique comme ni ñu ko waxee sànq rek ginnaaw bi nga xamee ne Covid 19 bi lëmbee na àdduna bi décision yu bëri jël nañ ko toxal wàllu compétition yi nga xam ne waroon na am ci àdduna bi ci loolu bokk na ci Jeux olympiques de la jeunesse bi nga xam ne Sénégal moo ko waroon dalal pour la première fois ci fii ci Dakar ak Saly ci 2022 moom toxal nañ ko ba 2026. sànq rek ñoo ngi ciy déglu ki nga xam ne mooy président fédération d'athlétisme di Sara Wali moom dafa jàpp ne sax loolu doon na loo xam ne moo gën ci seen athlètes yi ngir ñu gën a mën a préparer waat ngir 2026. xam naa tamit lu jëm ci wàllu infrastructure dina doon loo xam ne Sénégal dina ci gën a fagaru balaa date boobu Dominique moo ne noo jàngatee loolu. waaw dàq biñ ko dàq noonu wala jàpp naa ne lu baax la. sauf que dafa xaw a sori. dafa xaw a sori lool ndaxte loo jëlee 2022 yóbbu ko 2026 moom ça veut dire que sori na lool te Jeux olympiques yu mag yi mu war a am 2024 nga dàq benn yóbbu ko ba 2026 donc sori na lool. waaw di wax ni dina doon avantage ci Sénégal mi nga xam ne moom la ñu ko joxoon kon mën nañu gën a am yaakaar ne incha allah lépp li nga xam ni moo war ci organisation Sénégal dina ko pare ndaxte fii ba 2026 au minimum am nga 5 ans boo xam ne moom nga koy préparer donc mën nañu jàpp ne incha allah dina fekk Sénégal mën a matale li nga xam ne moom lañ ko dénk ci wàllum organisation. di wax it ne li ma jaaxal mooy Jeux olympiques jeunesse la ñu wax kon ñi nga xam ne ñoo ci waroon dem 2022 am na ci ñoo xam ne mën na am ñu dépassé âge bi. kon xaw ma lu ñuy def ak ñooñu lan mooy doon taxawaayu kii bi li ma jaaxal mooy li nga ne président fédération athlétisme bi moo ne loolu dina luy arranger athlètes yi lay doon. mën nañu yaakaar ne luy arranger athlètes yi la ci benn sens ci bu ñu xoolee athlètes yi nga xam ne jamono ji peut-être ñu ngi am 20 ans wala ay 18 ans ak yooyu dinañ leen gën a mën a préparer ngir ñu mën a fekkee athlétisme boobu noonu kii Jeux olympiques boobu noonu ngir Sénégal mën ci am ay médailles. côté boobu dina ci am solo. waaye ñi nga xam ne ñoom xas nañu ba am ay âge boo xam ne buñ ci yokkaatee 6 ans rek dañuy dépasser jeunesse bi nga xam ne moom la nit ñi di xaar ci ñoom pour ñu mën a jouer loolu noonu xaw ma ñoom nu ñuy def ak ñoom waaw. mais à part yooyu noonu lépp moom jàpp naa ne yenu na maanaa dàq bi sauf que dafa sori. Dominique tuuti ci wàllu infrastructure yi. waaw ci wàllu infrastructure yi boo xoolee moom laa lay wax ci wàllu organisation maanaam stade yi yaakaar nañu ne fii ba boobu dina fekk mu pare hôtel yi nga xam ne moom la ñu doon waajal pour loolu dina fekk loolu yëpp mu pare. ci 6 ans moom wax dëgg yàlla. yaakaar nañu ne nit état boo jox liggéeyu stade olympique pour yooyu noonu boo xoolee rek stade olympique bu Sénégal ñu doon wax ni 2021 la war a jeex. 2021 su ma juumul. ci la waroon a jeex kon buñ ko yóbboo ba 2026 ce qui veut dire que ne ñoom it kon. mën nañ leen may benn marge de tolérance ba 2023 nu bon ngir ñu pare stade boobu hôtel yi nga xam ne moom lañ doon liggéey aussi ci diggante bi lépp ñu fexe ba pare ko donc yaakaar naa ni buñ ci waaj a àgg moom warul bokk ci coow yi ñuy dégg. jërëjëf Dominique nes tuuti ñu jàll tuuti balaa ñoo jeexal xibaar yi ñu jàll ci wàllu làmb ñu déglu tuuti musique après ñu ñëw ci wàllu làmb. ci wàllu lamb ñu fàttali leen ne Pape Thialas nga xam ne moo jiite structure bi di Leewtoo moom daanaka taxawal na combat bu war a dox ci diggante Tapha Tine ak Boy Niang xam naa ne dina neex sunu amateur lamb yi Dominique yow wàllu lamb di nga ko suivre. waaw comme tous les Sénégalais dañ koy suivre bu baax a baax. d'accord yow noo jàngatee Tapha Tine ak Boy Niang foofu lamb la wala déet. waaw Tapha Tine ak Boy Niang waaw làmb la. bu ñu déggee ne taxaw na dañ ciy am kontante bu baax a baax ndaxte mën nañu xool ne at yi mujj yi nii yëpp
di dañuy seetlu ne ay combat yu mag dañuy balaa ñuy taxaw c'est rare nga am ay combat yu mag a mag nga am ci 2 wala 3 ñu yaakaar ne incha allah déwén dina mën a bari ci wàllum Tapha Tine ak ki nga xam ne moom mooy Boy Niang. waaw Boy Niang ñaar lañ ñoo xam ni man jàpp naa ne voilà war nañoo daje. jàpp naa ne war nañoo daje. ndaxte boo xoolee Boy Niang moom li nekk ci kiyom mooy. li nekk ci xelam mooy mu daje Balla Gaye 2 loolu mooy nekk ci xelam. te Balla Gaye 2 Tapha Tine Balla Gaye 2 jot na koo daan. donc yaakaar naa ne ñoom ñaar bu ñu dajee. yoon la ci bu Boy Niang daanee nag boobaa Balla Gaye 2 certes Balla Gaye 2 bañul bëreeg moom jamono jii nii di toll waaye bu Boy Niang daanee dina gën a mën a am possibilité wu bëreeg Balla Gaye 2 te aussi ñoom ñaar lañ ñoo xam ne certes bu Boy Niang nit ñi duñ ko seetlu bu baax a baax mooy maanaam mën xeex ba mu mën xeex. nit ñi duñ ko seetlu bu baax a baax waaye ku mën xeex la. ndaxte moom saa yu xeex ak yow moom dalay moytu bu baax a baax te moom it voilà ay coup la yoo xam ne day dal. donc Tapha Tine aussi mbër la moo xam ne ñëpp voilà loolu lañ koy bàkkee mooy ku mën a dóor la ku mën a kii la. certes boo xoolee bu baax a baax moom mbëri mi bëreel yépp yu waral ñi wax ni dafa mën dóor du la dóor boo xam ne dalay déstabiliser carrément ay dóor la yoo xam ne dalay gaañ certes comme ni mu def ak Bombardier def ko aussi ak Elton ci combat yooyu noonu la ko gars yi gën a seetlu mais ay dóor la yoo xam ne peut-être ñi mu doon bëreel ñoo mën a dékku waaye ay dóoram mën nañu wax ne ba léegi daal porteegul ses fruits quoi carrément comme ni mu waree dóor dégg guma fenn fu mu dóoree nit mu daanu certes day dóor dalay dóor ba gaañ la waaye ay dóoram mën nañu wax ne ba léegi dóoragul kenn mu daanu dóoragul kenn mu kaawoo waaw. jërëjëf Dominique Diatta ci leeral yi nga xam ne indi nga ko ci wàllu làmb tey moom nag xam naa dinañ la jéggalu bu baax a baax ndax jël nañ sa temps mbokk auditeurs yi kon mu doonoon seen émission bi di Vision Sport xanaa ñu bàyyi kii di Dominique Diatta mu tàggook mbokku internet yi ak mbokku auditeurs yi Dominique. waaw di rafetlu émission bi bu baax a baax ni mu déroulé di jéggalu bu baax aussi ci mbokk mi Iliman Leñaan bi nga xam ne mënuloon a àggale ndax téléphone am moo ko waral ñu ciy jéggalu bu baax a baax di wax ne ñu ngi kontaanaat bu baax a baax ngir participer ci biile émission et di wax ne c'est avec plaisir ñu ci participer bu baax a baax donc amul perte temps lu am solo la. merci beaucoup ñu ngi rafetlu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm yàlla na yàlla def jàmm ci àdduna bi njëkkee ko ci Sénégal te Sénégal ëppale ci lool waaye jërëjëf Dominique Diatta jërëjëf Iliman Ladiane mi nga xam ne ma ngi woon ci Maroc ñu leen di fàttali Dominique Diatta moom ma ngi féetoo ci wàllu ci France ñoom ñooy sunuy consultats yi nga xam ne dimanche bu jot 16h 17h dinañu ñëw di ñu leeralal lépp lu aju ci wàllu tàggat yaram. maanaam fii ci seen rajo bi di seen Vision Média nekk ci Parcelles Assainies unité 3 villa 072 ci technique bi nag ñoo ngi ci amoon le grand technicien Hamidou Pouy ñu leen di fàttali ne seen Vision Média mooy rajo askan bi. Celebration, it surrounds us, every nation.